jàpp nga ne tamit ki nga xam ne moom lañ jiital ci commune bi nga xamante ne tamit yor nga ko maîtriser nga ko min nga ko bu baax a baax liggéey fa tey est-ce que jàpp nga ne choix bi nga xam ne moom lañ porté ci le candidat de Modou Gueye bi nga xam ne allié la yoroon yoroon parti convention citoyenne neneen tey est-ce que jàpp nga ne choix boobu tey est-ce que c'est favorable quoi par rapport ak élection yi enjeu yi. waaw xam nga tubaab day wax ni su fekkee ni am na koy laaj day laaj ba xam ndax am na légitimité. te damay faral di wax ni dafa am forme de légitimité yoo xam ni nit ku su ko amee war naa mën a yëkkati loxoom ndax dañu nekk ci réew moo xam ni pëccoxoo la ak sëmbaxloo ba kenn xàmmeetul kan mooy kan. war nañoo laaj ba xam ndax kiy laaj ndax am na légitimité sociologique mooy ndax ca gox ba muy laaj ndax am na ancrage bi ndax am na taxawaay bi ndax bokk na at waa gox ba am na lu leen boole beneen bi mooy ndax am na légitimité historique ndax moom am na ay jaar-jaar yoo xam ne ni war na koo mën a may ca gox boobu ak ña nga xam ne dafa am ñu mu digaale ca biir gox ba ñooñu ñan la ak ban taxawaay la ci am ci digaale googu nga xam ne am na ko at waa gox ba parce que gox ay quartier la ñu bare beneen bi mooy ndax am na légitimité politique mooy maanaam ndax mës na laaj dara mu woote ay nit wuy si ko ña nga xam ni ci gox ba ñu bare wuy si nañ ko benn bi mooy ndax am na légitimité rationnelle mooy maanaam ndax am na kàttan gi am xam-xam gi am dayo bi donc pour mën a laaj dara loo xam ne ni suñ ko joxee dina ko mën a yóbbu fu sori waaw ki président tànn am na forme de légitimité yépp li nga xam ne ni war naa mën a laaj tax am na taxawaay bi am na xam-xam bi am na ancrage sociologique bi waaw loolu moom amul dara loo xam ne ni dinañ ci laam-laamee wala di ko werante waaw xëj na kay ci bañ ko koy jox am na ñeneen ñoo xam ne tamit yelloon nañ ko am na ñoo xam ne yennwol nañ ko te légitimité yooyu may wax ñoom am nañ ko am taxawaay bi ab lépp ci biir collectivité territoriale bi muy commune u Djiddah Thiaroye Kao mais nag yàlla mooy jiital waaw donc nit ku nekk nag am na foo xam ni su fa tolloo biddéewam mën na fànq boo xam ne nii xëj na sax ñoo ko gën a mën ñu nga fa mais yàlla moom la tànn pour mu jiitu. dëgg la am na solo bu baax a baax tey en tant que koo xamante ni tey jiite nga mairie bu Djiddah Thiaroye Kao mu nekk benn commune bu vaste waaye tamit nekk foo xamante ni wax dëgg yàlla électoral la tey ñuy faral di wax ne kii gagne Djiddah gagne Pikine kii gagne Pikine gagne Dakar on le dit souvent ci calcul tey le président Macky Sall tey choix bi mu porté vu que ne am na yeneen candidats yoo xam ne ñi ngi woon ci coalition bi mais dañoo xaw a dem ak seen liste bopp tey bu bennoo bi tey bu fekkee dafa perte commune de Djiddah Thiaroye Kao ban enjeu politique la mën a ban gàllankoor la mën a indil coalition bi di coalition Benno Bokk Yaakaar selon yow. waaw noo xam nga li nga wax am na solo parce que lu tax mu am solo parce que département Pikine bu njëkk ba fukki commune ak juróom-benn la woon léegi fukki commune ak ñaar la parce que ba ñu créé commune département Kër Massar ñeenti commune Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud Malika ak Kër Massar ñoom dañoo dem former ji bokk ci formation département léegi mu des fukki commune ak ñaar yoo xam ni ñoo des Pikine ci fukki commune ak ñaar yi daf ci am ñetti commune yoo xam ni ñoo ci ëpp doole su ma nee ëpp doole mooy ñoo ëpp population ëpp ci électorat benn bi mooy Diamaguène Sicap Mbao parce que am na solo ndax moo ëpp population ci département Pikine bi ci topp mooy Djiddah Thiaroye Kao ak Mbao te soo seetoo duñu wote rek ci commune bi dañuy wote ci commune yi ba pare wote ci ville bi parce que su dee ville u Pikine liste proportionnelle rek la amul liste département yi bi ngi jóge ci commune yi te suñ koy seet ci toogu yi nga xam ne nii moo war a nekk ci ville u Pikine liste proportionnelle bi mooy liste boo xam ne ni ñi bokk ci élection yi yëpp suñu amee ay suffrage dañuy seddoo liste boobu mais ci liste majoritaire bi nga xam ne fa la doole ji gën a jóge
ville bi soo seetoo Diamaguène Sicap Mbao am na ci juróom-benn toogu Mbao am ci ñeenti toogu Djiddah Thiaroye Kaw am ci juróomi toogu kon soo ko seetee ñetti communes yi rek am nañu fukki toogu ak juróom-benn nga xam ne loolu mooy indi doole ji nga xam ne nii mooy mën a may maire bi war a diriger ville Pikine mu am doole am kàddu am baat donc loolu moo tax enjeu élection yi am nekk enjeu yoo xam ni lu am solo la parce que ñàkk Djiddah Thiaroye Kaw mooy ñàkk département Pikine te loolu département Pikine en terme électoral soo ko dee seet am na doole joo xam ne ni daanaka am na lu toll ci 300 junni électeur ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn te loolu ginnaaw Dakar Pikine moo ci topp ci wàllu élection suñ seetee par ay département nga xam ne am na région lëmm yoo xam ne ni département Pikine rek moo leen ëpp électorat te loolu am na solo xëy na liñ doon wax ni am na ñu bari ñoo xam ne nii duñu bi président tànnee candidat bi war a diriger ci liste majoritaire bi ñu bari dañoo geddoon mais foofu laa bëgg ak sama seconde question vu que surtout su ma nee ñi nga xamante ni dañoo bañ frustré yi dafa nekk ñi nga xamante ne ni ñooy en général waa APR yu si ëpp ci ñoom d'accord ñu ci choix bi nga xam ne moom la président tànnee ñu gis ne ñu si bari ci ñoom dañoo ñu ngi perseen di si ñii tamit ñu ngi arrêté seen activité politique parce que peut-être que ñu si bari dañoo jàppoon xëy na le président ñoom la war a tànn ak yu ni mel d'ailleurs sax am na ñu si xëy ñëw di ànd ak choix président mais am na ñoo xamante ne nii dañoo taxawoon arrêté woon seen activité politique pour des raisons personnelles tey loolu frustré yi nga xamante ne am na ci tamit est-ce que tamit jàppoo ne mun na handicapé choix bi nga xam ne moom lañ porté ci le président Modou Gueye bi nga xamante ne ni allié la rek nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi. xam nga li ñu may chance mooy élection yi mi ngi am le 23 janvier 2022. waaw am na ñu bari ñoo xam ni meroon nañu mais tey jii yàlla def na ku mel ni man ak ñeneen. bon commune bi kenn du ma fi laajte te nag am naa ci expérience ci loo xam ne ni ci wàllu politique ak ci wàllu management ak ci wàllu gouvernance locale que sama taxawaay mooy rassembler te yàlla def na dugal naa ci sama loxo comme ñeneen dugal nañ seen loxo ba ñi nga xam ni ñëpp dañu waroon a am ay liste dissidente ñooñu ñëpp ñëwaat nañ ci coalition bi. dama dul bëgg a tudd tur mais amul kenn koo xam ne nii tey jii yaa ngi bokk Djiddah Thiaroye Kaw te bokk APR laa wax dem ci dissidence ci beneen liste amatul ñoom ñëpp ñëw nañu ci liste coalition Benno Bokk Yaakaar xëy na kenn moo bokk ci coalition bi te mi ngi bokk ci parti Rewmi waaw kooku moom dafa mujj dem ak listam mais ñi ci des ñëpp képp ku bokk APR wala bokk ci beneen parti bu dul Rewmi ci biir Djiddah Thiaroye Kaw yaa ngi ci biir liste Benno Bokk Yaakaar di ci des am nañu meroon ñoo xam ne président de la République recevoir na leen waxtaan ak ñoom li ñu naroon at yëpp lu leen neex ak lu leen naxari yëpp ñu boole ko daal di ñëw jàppale waat liste Benno Bokk Yaakaar bu Djiddah Thiaroye Kaw. am na solo macha allah dañuy ñëw rek ci sa fonction bi nga xam ne mooy occupé actuellement nekk conseil technique bu président assemblée muy le président Moustapha Niasse ñu bëggoon rek nga wax ñu tuuti ci sa vécu ak moom sa jaar-jaar ak moom te ak tey instant naka nga gisee taxawaay bi nga xam ne moom la taxawee ci Sénégal ak liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéey ensemble tey boo ci doon defal benn bilan bu ndaw lan nga ñuy wax. non xam nga assemblée dafa nekk ñaareelu pouvoir ci état ndax état suñ day wax cin la ñetti tànk la am benn mooy pouvoir exécutif pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire yàlla def na président Moustapha Niasse jiite assemblée te moom àdduna bi ñëpp xam nañ ni su wàllee fekkee wàllu état la ci wàllu taxawaay loolu yëpp dajale na ko ndax am réew day toll foo xam ne nii
il faut que ñu am des hommes et des femmes d'expérience, des hommes et des femmes d'État mooy ñoo xam ne nii xam nañ luy état nan lañ koy téye xam sociologie réew mi xam cosaanu réew mi xam histoire réew mi xam réew mi loo xam ne nii bés bu ñu amee jafe-jafe nu ñu mën a def ba dalal réew mi waaw ñooñu dañoo baax ci réew mi. bon suñ ko dee wax nag xam nga ci coalition la ñu nekk ndax coalition ku nekk da ngay indi dafa mel ni mbubbu Baay Faal ndax sekkitu ku nekk da ciy nekk loolu mooy coalition waaw te su ku nekk ne nan ma delloo sama sekkit defe naa mbubb ma la ciy des lu bari ku ci nekk nag di nga ñëw ak jikko bi nga am di nga ñëw ak histoire bi nga am di nga ñëw ak sa vécu waaw loolu yëpp suñ ko dénkee président Moustapha Niasse pour que mu mën a jiite assemblée nationale du ay nit ñoo xam ni moom moo leen tànnal boppam donc yeneen parti ñoo tànn ci biir coalition donc seeni nit yebal leen assemblée nationale mais Moustapha Niasse nag taxaw bi mu fa am lu bari soppi na ko ci biir assemblée nationale bi ci jëkk mooy li ñu tuddee traduction parce que bu jëkk ba nit da daan wax pulaar kenn du xam lu muy wax wala keneen wax joolaa te kenn du xam lu muy wax léegi biir assemblée nationale langue bu la neex nga wax ko te di suñ ko dee wax dina am ab yeneen député dinañ am casque yoo xam ne nii dinañ ko takk pour am ku leen koy tekkil ci langue bi nga xam ne nii ñoom moom la ñu dégg te loolu ci njiital Moustapha Niasse la amee mooy traduction bi littéral bi donc loolu moom moo ko fi indi beneen bi mooy li ñu tuddee bibliothèque assemblée nationale parce que kenn réerewul mbir ni am réew cosaanam réew mu am cosaan dootul xam fu mu taxaw tey te du xam fu mu jëm ëllëg depuis président Lamine Gueye nga xam ni assemblée bi depuis bi ñu ko tuddee fédération du Mali lépp loo xam ne nii ay acte la yoo xam ni posé woon nañ ko assemblée ba acte yooyu commencé woon diree Moustapha Niasse recruté na ay bibliothécaire ak ñooñu ñëpp léegi lu la réeroon ci assemblée nationale ci jamonoy Lamine Gueye ba ci sunu jamono ñun du am procès verbal wala loo xam ne nii sonore la mooy lu ñu enregistré woon te mu réer yooyu yëpp dajalewaat nañ ko ba nga xam ne léegi bibliothèque bi li des mooy benn bibliothèque électronique boo xam ne nii dina dëppoo na ak jamono te liggéey boobu tamit moo ko def beneen liggéey bi mu def tamit mooy li ñu tuddee assistant parlementaire mooy maanaam député yi ñu ci bari dañ leen di fal seeni gox xëy na duñu xam lan mooy budget ndax loi yi ñuy voté ci Sénégal dañ la koy appliquer di ko appliquer bépp sénégalais képp koo xam ne mi ngi ci territoire bi te assemblée nationale mooy voté loi yi mooy voté budget réew mi yooyu yëpp assemblée moo koy def mooy contrôler action bi nga xam ne mooy le gouvernement def mooy évaluer les politiques publiques aussi du gouvernement loolu député bi su amul koo xam ne nii da koy xelal soo ñu waree voté loi mu war koo woon ne ko loi bi ñuy voté kat suñ ko voté lii lay jural Sénégal loi bi yéen bu leen ko voté wala voté leen ko loolu lañ tuddee ay assistant parlementaire mooy ay borom xam-xam yoo xam ni ku ci gën a néew diplôme am na doctorat donc ñooñu ñooy accompagner député yi nga xam ne député bu nekk am na droit léegi assemblée nationale wut na ay assistant parlementaire su xam-xamam màccul ci li nga xam ne dañ koy woot pour mu woote ko mu dem assistant parlementaire yi expliquer ko loi bi ak conséquences yi nga xam ne moo war a am donc liggéey boobu yëpp président Moustapha Niasse def na ko li ci des nag mooy taxawaayam ndax ku nekk gis na assemblée bi nu mu mel bari na xiiro bari na ŋaayoo ay kilifteefam ak di rappeler nit ñi règlement intérieur assemblée nationale ku ci nekk sa warugar ak sa taxawaay ci biir réew mi. dëgg la am na solo bu baax dañuy ñëw rek ba ñuy desandi ba léegi ci le président ak parti bii di AFP ñëpp xam nañ ne tey bu dee Sénégal ñetti parti yi fi gën a mag tey mën nañ ne PS PDS ak APR